ñu am mbégteeg bànneex ñëwaat ak suñu mbokk yi nga xam ne moom la ñu war a feggool ci kon bile programme ñu ngi fii itam ak ka nga xam ne moom moo di soxna Aïcha Diakhaté mu di ko woowee docteur Aïcha Diakhaté mu doon waxtaanee lu am solo ni ki démb ak le chirurgien dentiste Mamadou Ndour jëm rek ci am une bonne hygiène bucco-dentaire démb mu doon waxtaanee ci waxu carie dentaire tey jii mu fas yéene indi leneen lu yees jëm rek ci li nga xam ne moo di mauvaise haleine naka la ñuy def rek ba am une haleine fraîche dina ci dikk ak ñun docteur Aïcha Diakhaté nga indiwaat lu leneen loo xam ne yitteel na askan wi bëgg nañ ci indi ay saafara ak yooyu mu di carie li nga xam ne moo di mauvaise haleine. daanaka noonu la ki nga xam ne moom moo di docteur Mamadou Ndour demoon nañu ko seeti waxtaan ak moom lu bare bari ci lu ñeel nag santé bucco-dentaire waxtaan nañ moom itamit ci li nga xam ne daanaka weeru koor lay gën a bëri muy li nga xam ne moom moo di mauvaise haleine. ñu ci bëri sax duñu xam ne que ñoom dañoo amee li nga xam ne moom moo di mauvaise haleine ci koor gi lañ ciy rendre compte ndax bu fekkente ne sa gémmiñ dafa wow maanaam sécrété woo salive bu bëri ndax lekkoo boo lekkul doo mën a sécréter salive bu bëri li nga xam ne moom moo di mauvaise haleine di xeetu gémmiñ daf lay sonal. ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo di scientifique yi dañ koy woowee halitose. halitose nag ñëpp xam ne nekk dëgg la jàngoro la du jàngoro mais en tout cas c'est une situation gênante parce que tamit nga toog ay doomu aadama di bëgg a wax munoo wax bu baax sax parce que dafa am benn xet bu ngay dégager di déranger ñi nga xam ne ñu ma di askan wi wala ngay toog maanaam bu nit yi di wax ci kaw doo mën a wax ci kaw parce que bu sa baat jógee yaa ngi déranger nit ki nga xam ne dend nga ak moom muy xet boo xam ne day jóge ci gémmiñ di dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di nit yi koor nag dafay bëri lool mauvaise haleine parce que ñu bëri dañ naan du ñu bëgg dara yàq seen koor dinañu toog journée lëmb duñu brosse parce que dañuy ragal peut-être brosse bi li nga xam ne da koy àndal muy menthe bi wala sucre bi jàll du coup ñoom dañu naan seen koor dara du ko yàq duñu brosse bu ko defee mu doon ay conséquences yoo xam ne mën na la indi li nga xam ne moo di mauvaise haleine mais yooyu yëpp c'est passager mais am na ñoo xam ne feebar la bu ñu dëkkaaleeg moom jëlee ko ci ay cause mauvaise haleine nag caba dafa xaw a bari torop xam nga démb ñu ngi doon wax ci wàllu microbe mooy bi ñuy wax ci li nga xam ne moom moo di carie dentaire yi ñuy wax ne que dafa am ay microbe yoo xam ne dañuy loger suñu bouche c'est vrai que si wàllu gémmiñ dafa am ay microbe yoo xam ne dañuy loger foofu te microbe yi su fekkente ne doo koy nettoyer muy à l'aide d'une brosse à dents wala ngay def ay bain de bouche microbe yi dañuy gën a rakkaaju gën a multiplier wu bu ko defee nag dafa am lu ñuy sécréter bu ñu ko sécréter day doon xet boo xamante ne nii dafay jógee si sa gémmiñ di dem ci ay nit mu nekk benn cause boo xam ne ci halitose la deuxième cause bi itamit bokk na ci ñi nga xam ne nii moom moo di jëfandikoo aliments yi mooy lekk yi nga xam ne dañu koy lekk aliments yi nag bari na bu ko defee ci côté soble wala ay laaj yooyu ngay lekk mën na jëlee li nga xam ne nii moom moo di halitose di mauvaise haleine du ko demee ni charcuterie wala ngay lekk ak ñam bu mu mënta doon boo xam ne day bàyyi xet te soo lekkee pare doo dem brosse mën na boo ko tàmmee di ko tàmm di ko répercuter dina dem ba defee la li nga xam ne moo di mauvaise haleine am na yi ci yoo xam ne daf ciy passager am na ñenn ñoo xam ne seen mauvaise haleine ñu ngi ko jëlee ci wàllu consommation ak consommation surtout yi nga xam ne dañ ciy abuser lu ko demee nii ñi di tox cigarette lu bari ñi nga xamante ne dañuy naan sàngara wala ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo li nga xam ne moo di café ci trop bu yàggee mën na la jox li nga xam ne moom moo di mauvaise haleine beneen côté bi aussi moom mooy di wàllu inflammation yi moom mooy comme jàngoro yi gencive mooy jàngoro yi nga xam ne day laal signe bi wala ñi nga xam ne dañoo amee métitu bëñ ñooñu également mën nañu am li nga xam ne moom moo di mauvaise haleine beneen bi aussi mën nga ko jëlee ci amygdale démb kii soxna Kia mu ngi ko doon laajte soo amee amygdale inflammation boobu bu jógee boo am na nooy géexee day dégager loo xamante ne nii moo di mauvaise haleine xet bu bon bi nga xam ne day jógee sa ci position bi tam ci boo tëddee mu mën a yéegal yooyu voilà yooyu dinaa ci ñëw aussi également beneen bi moom mooy trouble de santé yi comme par exemple nga am li nga xam ne moom moo di reflux gastrique mooy ñi nga xam ne dañu gaaw a reesal mooy ci li ngay wax léegi ñi nga xam ne tamit bu ñu lekkee pour mu rees il te faut ay 18 heures de temps il te faut ay 18 temps il faut ay 24 heures am na ñoo xam ne bu ñu géexee géex bi dafay àndaaleeg mauvaise haleine parce que ñam bi
machine bi ni muy walee dafay yéex seen rees dafay yeex donc ñoom pour ñu am mauvaise haleine aussi daf leen di yomb trop ndax am na ñoo xam ne bu ñu añee tey maafe ba suba ci suba si maafe bi moom la ñuy géex ñooñu seen rees dafay metti mooy temps de digestion bi dafay temps de digestion bi am na ñoo xam ne bu ñu amee feebaru foie wala ñu am li nga xam ne moom moo di diabète seen régime mi des fois aussi mën nañu géex loo xam ne du leen neex beneen bi aussi bokk na ci ñi nga am na médicament yi nga xam ne médecin dañ la koy prescrire sax médicament yooyu boo ko naanee automatiquement war nga dem brosser ji sa gémmiñ parce que après bu reesee dafay indi aussi mauvaise haleine yooyu ay médicament la yoo xam ne peut-être médecin bi ñuy jël léegi dina ci wax am na ñi nga xam ne tamit habitude lay nekk comme par exemple ñu tàmm di noyyee seen gémmiñ te duñu noyyee seen bakken nga xam ne boo toogee ak ñoom rek dañuy bàyyi bu ñu bàyyee xetu gémmiñ gi mën na ñëw ci nit ki am na ñoo xamante ni tamit de fur et à mesure ñuy màgg ñoom dañuy am ay mauvaise haleine maanaam ci vieillissement bi la booy màgget wala ngay jëmal mag après da ngay dem ba am ay xet yoo xam ne day jóge ci sa gémmiñ mais yooyu yëpp dañ koy ay remède la yoo xam ne docteur dina ci ñëw léegi am na ñoo xam ne également bu ñu ëmbee dañuy am ëmbaale ak ay mauvaise haleine parce que ñu ci bëri bu ñu ëmbee bu ñu jaftee dañuy jafte waale ak woccu dañuy jafte waale ak tëfli te yooyu noonu doo am salive bu bëri te tëflit dafa am solo ci biir gémmiñ ndax tëflit day fànk lu bari loolu tax ñu naan salive dafa am importance ku dul salive sax da nga war a dem si hôpital nga wax ko nga laaj na ndax médecin bi wax la lan moo tax sa bouche di cheste à chaque moment parce que gémmiñ warul wow gémmiñ dafa war di tooy moo tax nga ñàkk salive ci laay ñëw léegi ñi nga xam ne également du ñu naan ndox mu bari ñooñu également li ñuy am li nga xam ne moom moo di halitose day bari dinañ ko détaillé léegi ak docteur Mamadou Ndour moom dina ñëw ci li nga xam ne moom moo di cause yi wax ci conséquences yi mais aussi aider ñi nga xam ne dañoo am appareil dentaire ak koor gi naka la ñuy dundee ak moom yëpp itamit ci mauvaise haleine la ñuy kii ak sa complicité rek Thiaba ñu duggal élément wu docteur Mamadou Ndour chirurgien dentiste avec la complicité de la régie ñu ànd ak docteur gémmiñ moom lépp loo ci def lu bees day laajte ñu koy entretenir que mu nekk fossé bu fixe bi que mu nekk fossé bu démontable que mu nekk fossé bi nga xam dañ koy defal xale yi pour ñuy jubbanti seen bëñ wala mag ñi lu ñu ci def ci gémmiñ rek day laaj entretien léegi ñi nga xamante ne dañoo am fossé yu fixe yi yooyu dama leen di laaj ñuy brosse chaque jour que jëfee ñuy brosse bu ñuy xëdd ci weeru koor lañ nekk bu ñu xëddee ba pare ñu brosse comme la ma la waxoon rek bu ñu ndogoo ba pare ñu brosse bañ suukar des ci biir gémmiñ gi bu nekkee ñi nga xamante ne dañu am poche yi nga xam ne c'est des poches démontables am na poche yoo xam ne dañ leen di démonter da nga leen di nettoyer yooyu moom ci lay gën a accenté wu ci sama conseil yooyu moom dañ koy nettoyer constamment man sax d'habitude li may def mooy su ma la defalee poche ba pare dama lay may pot boo koy denc booy tëdd guddi nga def ko ci soo xëyee nga brosse ba mu set nga monté waat parce que tamit ça devient des facteurs aggravants donc li may conseil ñi nga xam ne dañoo am ay poche encore une fois mooy ci weeru koor gi ñu bañ a denc suukar seen gémmiñ gi parce que ñoom ñoo gën a vulnérable parce que ki nga xamante ne dañoo bu def poche cela veut dire qu'il a perdu des dents ki perte ay dents kooku moo gën a vulnérable ku pertul ak ay dents donc poche yi ngay am noonu il faut nga koy entretenir correctement entretien mën na nekk ci bouche bi ci gémmiñ gi bu nekkee yu fixé am na yoo xam ne dañ leen di démonter yooyu il faut nga entretenir nga leen di nettoyer ba mu set nga sol ko. nu ñu éviter carie dentaire moom question boobu man damay tax di tooñaale malade ne leen dee leen lekk suukar pour ngeen di am carie pour ñun ñuy am liggéey parce que su ngeen lekkul suukar su ngeen amul carie ñun duñu am liggéey mais c'est juste pour quelque chose de nekkul lu xaw a kii c'est juste pour des fois maladie bu ñu toogee da ngay sentir ne dañoo stressé il faut nga xaw leen kii tuuti il faut nga xaw leen yëngal tuuti pour ñu xaw a relax mais pour éviter carie dentaire moom c'est simple pour éviter carie dentaire mooy doomu aadama bu nekk war nga mën a am sa benn pat ak sa benn brosse quel que soit l'âge confondu xale bi dès lors que mu commencé am bëñ rek war nañ ko mën a brosser ay bëñam léegi pour éviter carie nag mooy suukar mënul ñàkk mais bu mënul ñàkk ñuy brosse gémmiñ ba mu set boo amee sa socc nga socc boo amee sa filet interdentaire nga utiliser sa filet interdentaire. Mauvaise haleine ñun on l'appelle halitose li ko mën a indi dafa am ñaari groupe yu koy indi am na groupe boo xamante ne ci biir gémmiñ gi la nekk am na groupe boo xam ne ci biir yaram bi la nekk li ma koy faral di tënkee rek mooy dafa am des causes locales ak des causes générales. Les causes locales li may njëkk a commencer mooy alimentation li ci mel ni soble soo ko lekkee
ba digérer ko ñoom bactéries dañ leen di fermenter bu ñu leen fermenter day dugg ci circulation bi bu duggee ci circulation bi day ñëw au niveau des poumons nga koy noyyi soo ko noyyee ça sort par la bouche ça donne une mauvaise haleine. benn ñaar mooy doomu aadama bu lekkee rek comme ni ma la ko expliqué noonu rek day am luy des ci bëñ yi luy des ci bëñ yi bu fa yàggee day nëb bu nëbee day xeeñal gémmiñ. beneen affaire bi mooy ay infection boo amee ay caries wala nga am ay taab ci biir gémmiñ gi yooyu tamit muy génne ay dëtt day xeeñal gémmiñ gi. beneen affaire bi mooy ce qu'on appelle la sécheresse buccale on l'appelle en médecine générale les érestoses am na ñoom doomu aadama ñoo xam ne seen salive bi du bëri ci gémmiñ gi fu ñu toll rek gémmiñ gi day wow te buy wow des fois day indi mauvaise haleine. yeneen yi mooy ay sàngara ay cigarette yooyu tamit day xeeñal ay gémmiñ. li ci gën a am solo nag c'est la femme enceinte mooy les hormones. hormones yi des fois bu nekkee da nga nekk ovulation wala nga nekk enceinte hormones yi dañuy jóg te suñuy jógee dañuy augmenter la plaque yi taq ci bëñ yi mooy lekk yi des yooyu day dese ci bëñ yi bu desee ci bëñ bi bactéries dañ koy lekk bu ñu ko lekkee ñoom tamit dañuy sécréter ce qu'on appelle benn produit boo xam ne day am soufre c'est le soufre boobu. les causes générales lu ci gën a bëri mooy les maladies respiratoires comme les maladies respiratoires des fois boo amee amygdale boo amee sinusite boo amee ay cancer. maintenant yeneen cause tamit des troubles métaboliques c'est-à-dire boo amee koo xam ne du gaaw a reesal bu lekkee li muy reesee day yéex su yéexee muy génnaat yooyu tamit day indi ay mauvaise haleine. am na tamit ce qu'on appelle les reflux gastriques am na ñoo xam ne seen estomac des fois day jékki-jékki rek remonter gaz ci kaw loolu tamit day xeeñal gémmiñ. yeneen cause yi mooy ay médicaments am na médicaments yoo xam ne boo ko jëlee aussi day xaw a xeeñal gémmiñ donc soo ko jëlee ci weeru koor gi yii yëpp mën na survenir ci weeru koor gi comme ñu ngi naan brosse baax na ci weeru koor loolu tamit ci la bokk cause yi la parce que salive bi dafa importance ci gémmiñ parce que salive bi day nettoyer bëñ yi mais en même temps salive bi day combattre microbe yi ma la waxoon ci commencement ba parce que dafa am ay antigènes yu nekk ci salive bi dañuy combattre ces microbes là qui existent dans la bouche donc aussi ci weeru koor gi on reste toute la journée la bouche fermée. Ça peut amener une mauvaise odeur au niveau de la bouche. soccu moom c'est des procédés physiques le fait que ngay jël bëñ bi di soccu nii ci bëñ bi mun na yéegal gencive bi ci kaw soccu nga jël ko di ko def nii mun na yéegal gencive bi mais soccu tamit c'est un adjuvant c'est-à-dire am na njëriñ ci kaw soo koy def d'une manière normale et d'une manière réglementée nga xam ne dina permettre on l'appelle frotte-dents ou soccu ça permet de nettoyer les dents mais utilisé à répétition aussi ça peut déranger un petit peu la gencive. Mais tout compte fait yonent bi dégg naa mu doon digle sax ne su ma bañu woon sonal samay xeet dinaa leen digal ñuy soccu à chaque fois que balaa ñuy julli donc soccu lu am njëriñ la mais tamit ñu bàyyi ci xel ni mun na nekk le point de départ d'une récession gingivale c'est-à-dire gencive bi day daw bëñ bi. conseil final mooy li ma leen wax weeru koor bi le brossage ne peut pas être interdit parce que le brossage faj la donc weeru koor bi ku lekk ba pare boo xëddee mën ngaa brosse boo ndogoo mën ngaa brosse parce que li ma la waxoon ca commencement rek li ñuy lekk ci weeru koor bi dafa bëri lu am suukar te suukar ku koy wax mooy le point de départ des points de boo mënee utiliser ay fil interdentaire ça sera la bienvenue parce que fil interdentaire bu lekk yi duggee ci diggante ba ñu mooy permettre nga mën ko dindi ñi nga xam ne dañu am poosé dañuy nettoyer seen poosé bi poosé démontable lañ koy nettoyer ci la bokk ñi nga xamante ne dañuy lekk ay fruits ak légumes dañoo am solo parce que dafa am ce qu'on appelle les fibres ça participe au niveau de la digestion il faut souvent se rendre chez le dentiste ne serait-ce qu'une ou deux fois par année. cant ak ngërëm ñeel na ko le chirurgien dentiste mu di docteur Mamadou Ndour dikkat na ak ñun si naka la ñu war a toppatowee entretenir seen ay appareil dentaire naka noonu dikk na ak ñun si mauvaise haleine bi nga xam ne docteur Aïcha Diakhaté moom lay waxtaane tey. voilà moom docteur Mamadou Ndour ñu déglu ko noonu mu def intervention bu am solo jëmale ko ci entretien appareil dentaire ak bu mënta doon ñi nga xam ne dañuy fixé ñi nga xam ne dañuy def ay appareil dentaire wala ñi sax def ab intervention dentaire ñooñu ñëpp wax na ci ñoom nañuy dem di gëstu ci ñi nga xam ne moom moo di dentiste yi pour ñuy xool bu baax a baax seen nekkin li nga xamante ne nag moom moo si gën a garaaw mooy conséquences yi nga xam ne mauvaise haleine mën na la ko indil su fe voilà njeexital yi parce que répercussions yi mu mën a am ci sa nekkin ci sa entourage day jéggi dayoo mooy waral yow boo toogee da ngay gêné wu doo bëgg nekk fi nit yi di nekk bu fekkente ne da nga sëy nga nekk ak sa borom kër wala sa jabar sax yow doo bëgg
jege sax sa jëkkër wala sa jabar parce que xeet bi nga xam ne moom ngay dégager dafa nekk lu gênant duñu ko mën a jàngatee feebar yi métti yooyu mais situation gênante la dafa mel ni comme ballonnement rek ni muy nekkee situation gênante du maladie mais c'est une situation boo xam ne daf lay sonal daf lay mettre du la mettre à l'aise ci say proches ak bi nga xamante ni moom mooy psychologiquement ça te dérange parce que quand tu parles da nga naan est-ce que ki ma dendal yaa xamul ne sama gémmiñ mu ngi xeeñ est-ce que à la limite da ngeen sax topp nit ñi di leen wax ndax sama gémmiñ xeeñ na wala sama gémmiñ xeeñul à la limite dafay doy waar. est-ce que yu si bëri feebar est-ce que yu si bëri tam loolu rek moo ko indi est-ce que nekkul feebaru biir aussi. effectivement ñi nga xamante ne nii dañ koy amee am na ñu koy woy mooy olof da koy woy mbuuraan am na ñoo xamante ne nii ñoom dañuy nekk xale ba dañuy nekk mag ñoom dañuy mbuuraan seen dafa. mën na nekk aussi signe alerte mauvaise haleine. moom laay par exemple boo amee problème foie parce que dama dégg lu bari ñu naan. effectivement boo amee problème foie wala problème pancréas. wala nga déshydraté wu day feeñ ci mauvaise haleine. moo ne wax naa ko si début bi xam naa da nga ma déggul woon mooy fi may waxee ne que soo amee ay problème foie. am na ñoo xamante ne sax seen diabète ñu ngi ko xamee ci seen façon de dégager seen gémmiñ. yooyu yëpp ci cause la mais en même temps signe la pour wax la ne am nga jàngoro ji moo tax ñu naan la très souvent soo amee ay mauvaise haleine sax da nga war a dem nga defi ji consultation générale wala nga def bilan wala nga def check-up pour ñu mën la wax lan moo waral carrément mauvaise haleine parce que di nga am mauvaise haleine fekk na da nga am feebar boo xam ne da nga koy muutuwaale da nga koy sooxaale mu doon lu métti traitement bi nag du ñu ne lii mooy traitement bi ku nekk xam nga la lay dal mais ku ci nekk tamit xam nga kan nga war a dem approché ko mu wax la li nga xam ne moom moo la dal li gën nag moom mooy nga dem seeti docteur mu wax la li nga xamante ne nii moom moo nekk ci yow sinon aussi établir la benn traitement boo xam ne moom ngay def waaye itamit defal la analyse wax la li lay métti lan la bu ko defee nga am traitement boo xam ne traitement bu adéquat lay nekk bu lay mën a jàppale ci sa wér-gu-yaram. moo gën ngay toog ñu lay digal ay xorom polle yooyu nga di ko yéeg. voilà yooyu yëpp baax na xam nga tey mën naa fi toog naan le persil par exemple lu baax la boo ko infusé di ko gàllaxndikoo loolu meilleur remède mënul gën boobu wala aussi naa la ay xorompole yoo xam nga yëpp mën naa la ko wax mais ngeen xaar ma rajo ba loolu dinaa ko wax rajo ba mais sama rubrique bio la c'est tous les mardis avec douceur matinale ak Bijou Thiam loolu foofu laay waxee ci affaire meññeente fi nga xam ne moo gën ci doomi aadama chaque jour moo ko les mardis à la rajo mais comme tey si côté bi la ñu wax dañuy fexe ba nit yi di dem ci kër docteur di seeti docteur di am habitude boobu loolu la Ndeye Fatou Ndiaye démb doon wax démb nit ki ñun sénégalais amuñu culture dem di saytu suñu yaram nit da ngay seetlu sa bopp boo amee loo xam ne yow daawoo koon am wala ngay seet loo xam ne daawoo koon am li gën moom mooy boo xëyee nga dem seeti kër nga seeti docteur nga dem ñu wax la jàngoro goo xam ne da yóbbu sa fit mais fi li nga dee wala yooyu xam naa loolu tax ñu ragal nga teel a dem ci médecin nga teel a xam sa jàngoro ni maman Ndoye da ragal bàyyi ba ça soit trop tard c'est ça naan dama bañ a dem ci kii xamul loo xamante ne boo ko teeloon xam teel cee jug moo gën ngay naan dama ragal dem ci tesale ma yeneen maladie ba affaire bi dem jurul la beneen jàngoro boo xamante ne boo ko teeloon jug boo ko teeloon xam mën nga cee non tout à fait xadisi la parce que xam nga lan moo tax affaire yi graaw gis nga wàllu kii wàllu gémmiñ c'est tellement sacré parce que gémmiñ mun naa ne bokk na ci organes yi gën a am solo ci sa yaram ndax li nga xam ne moom ngay lekk foofu noonu lay jaar moo tax ñu naan même façon de mâcher les aliments ñam boo ko sàqamewul sax mën na la jural jàngoro kon bëñ dafa am solo tuñ dafa am solo làmmiñ dafa am solo yooyu yëpp ay organes la yoo xam ne dañ lay jàppale donc su fekkente ne yow jéemoo teel a traité rek mën na la yeggal foo xam ne ba ci sax médecin docteur wax na ko sànq ba ci sax dem ba indi la cancer de la bouche mara day taali kon di dem nag di gëstu dafa baax di say léegi Tabaskal man j'ai une question waaw xam naa ni seen mauvaise haleine moom li wér te wóor mooy du benn feebar am na ñoo xam ne seen mauvaise haleine du benn feebar mais ñàkkub yar la sax parce que cet day njëkk ci yar xam nga boo amul yar doo amuk cet ndax dañ lay éduquer ci noo war a comporter woo parce que ki am éducation bu lekkee nga xam ko bu doxee nga xam ko bu naanee nga xam ko bu waxee nga xam ko bu jëfee nga xam ko waaye bu dee nit koo xam ne nii sa waay hygiène ca la ngay sol fu ñu la fekk yaa ngi tilim mel lu kenn xamul doo raxas sa gémmiñ gi
da ngay xëy suba teel rek bëgg a wax ak doomu aadama yi nga gis koo xam ne bu wooree fi mu ne nii fu ko neex tifli seen yoon da ngay gis du leen gis tifli ci tali bi nga xam ne carrément lii ko def amutub yar ñoom dañoo xamul ne non alaaj pa magal et puis ñoom dañoo xamul ne suuf soosu ñu tufli du ñoom rek ñoo ciy dox am na ñeneen ñu ciy dox nga tufli seen kaw ñu moylu la dégg ma est-ce que dégg nga ma moom mooy sëtu kan sëtu Cheikh Adama baax na dégg naa la baax mais nit moom da ngay set gi nag moom ci niñ la éduqué di ci am solo mais daal xam nga dem ci boutique ba jënd ay patak yooyu yëpp xëy na mën na ko bañ a am mais benn socc boo xam ne da nga koy jënd juróomi dërëm raxas sa gémmiñ gi dimbali sa bopp dimbali sa ñi nga nekkal je pense que loolu man yomb la daal dëgg yàlla Pape Maguette bi nga xamante ne foofu dama la si fekk si bu baax a baax parce que lépp itamit voilà parce que lépp itamit affaire de hygiène la hygiène dafa am solo ci doomu aadama ndaxte is nga sallallahu alayhi wa sallam da ko doon wax ne su ma bañuloon sonal sama xeet ma wax leen saa bu ñu waree julli kabaar nañu socc kon nu mu néew kon di nga soccu juróomi yoon ci bëccëg bi kon julli yi ngay julli sax dafa war a ànd ak set parce que waroo wax allahu akbar sax di déranger ñi nga xam ne moom nga dendal kon lépp daanaka hygiène moom moo ko tënk hygiène dafa am solo mais dégg naa docteur le chirurgien dentiste docteur Mamadou Ndour mi ngi wax ne ñuy brosu après ndogu après xëdd ak yooyu gémmiñ li dëxëju ci biir gémmiñ dafa bari làmmiñ bëñ ak yooyu léegi ñoom dañuy wax rek souvent que da ngay brosu ak la manière bëñ yi mais est-ce que làmmiñ bi itam parce que amul ay bactéries yu siy nekk ak yooyu de telle sorte que ñoom itam dafa laaj tam ñu di ko brosse aussi ak ni ñu ko war a brosser effectivement làmmiñ dafa am ay bactéries comme bëñ ni mu amee bactéries am na ñoo xamante ne nii sax dañuy jënd ay brosse à dents yoo xamante ne nii côté bi nga war a brossoo ci bëñ yi bokkut ak beneen côté bi nga war a brosse ak làmmiñ bi parce que dañuy éviter très souvent ne la da nga war a brosse sa làmmiñ après nga agresser làmmiñ bi parce que làmmiñ bi itamit moom membre bu fragile la ci biir gémmiñ ci donc dañuy bañ nga éviter nga bañ a agresser li nga xam ne moom moo di la langue donc li gën également moom mooy nga ut looy nettoyer parce que am na genre appareil yoo xam ne dafay mees nii dafay épais nii dafay mel ni comme genre rouleau nii soo demee pharmacie bu ñu la ko jaayee da ngay tàllal sa làmmiñ daal di koy fomp di nga gis boo ko fompee waaw dafay xaw a saf nag mais da nga koy fomp nii boo ko fompee waaw ay gis na dafay am ay yu weex ay yu gluant yu ci nekk yooyu yëpp ay saleté boo xamante ni dafa ànd ak dafa ànd ak ci làmmiñ bi bon je sais pas exactement nga nettoyer sa kii parce que xam nga la moo tax socc bi cure-dent bi socc boobu noonu dafa am ay xojjat yooyu ngay teg sa làmmiñ di ko tàqamti ko di ko après gis naa la nga koy gestu voilà dafa xojjat ay léegi loolu bëgg xam ndax maama moo ko yar comme man wala moom démb xam na li ma ko ñaanal moo tax nee na yàgg toog bana ma fi mu toll nii donc yooyu noonu comme xadi si laa di mu ko waxee mooy socc bi li ciy génn noonu ci bant bi noonu rek le fait que nga koy fowantoog sa làmmiñ mu ngi raxas sa làmmiñ te xamoo ko donc yooyu yëpp ci question de hygiène la bokk li ñuy wax rek pour ñu gars yi di ko éviter wala sax gars yi di éviter waa yenn yi bokk na ci ñi nga xam ne dañuy farataal di tux nañu wàññi tux bi sinon aussi bu fekkente ne mënuñoo wàññi tux parce que tux ëttul bàyyi ko moo gën daal bàyyi ko moo gën parce que loo xamante ne nii même ci paquet bi buñ la koy jaay dañ ciy teg benn waajoo xam ne nii presque mu ngay waaj a faatu defal la ko dënn ba jeex tàkk loolu yëpp ci façon de bàyyi leen cigarette la mais tey lañ koy gën a jënd yaa gis ko la sax dañ ñuy nax rek mais ci mi dendal di ko mbokk sax ko lay gën a gaañ non sérieux loolu dafa mel sax loolu moo leen attiré à la limite donc cigarette tamit dafay nuire sunu poumon nuire sunu xol nuire sunu foie yeeg yëpp te yow mi koy tox bu doon day yem rek si yow ñu ne waaw mais day agressé ki nga xam ne da nga ko dendal naan katu sàngara yi également nañ ko bàyyi parce que tamit day yàq sa organe yeeg yooyu ak yeneen a brosser leen seen dents yi même bu fekkente ne 2 fois la par jour baax na également docteur daal ñu ngi lay gërëm di la jaajëfal cant ak ngërëm ñeen na la si lu am solo li nga xam ne indil nga ñu ko